yàlla moom mi nga xam ne moo ñu may ñu fekkee may ñu tal di ziyaar ki nga xam ne di Seydi Ahmed di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nga xam ne moo tax yàlla amal lépp di ziyaar ki nga xam ne mooy cheikhul suyuuxi di xaatimil axtaabi di borom xatmiya ak borom katmiya di uluhiyatul jalal di mawlaaya cheikhul suyuuxi di Ahmed Tijani Chérif radiallahu anhu di ko ziyaar di ziyaar sunu sëriñ sunu yaakaar àdduna ak sunu yaakaar allaaxira di mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh ibn Ahmed ibn Mouhamed Tijani Chérif radiallahu anhu di al imaamul mahdi al muntazar macha allah di kontaan lool ci invitation bi ngeen ñu invité xam naa di ñëw ci sa question nan la ñu préparé aju 2019 bi fexe ba xam ponk yépp yi nga xam ne moo làqu ci xaj bi fexe ba xam lan la xaj laaj ci wàllu religion ak ci wàllu spiritualité plongé aussi ci spirituellement ak psychologiquement ba pare aussi bañ a sàggane partie physique bi tamit parce que lu ñu mënta wax tamit aj ku am kàttan moo ko mën def donc noonu la ñu préparé woo ci xaj bi. macha allah yaa Seydi suñu deuxième question mooy dégg nañ ci bi ngeen nekkee ci roppalaan bi gis nañ ne sang bu tedd bi dafa simmi ay dàllam ñu bëggoon a xam loolu noonu lan moo ci làqu ndax jafe na daal wala dina xaw a jaaxal nit nga yéeg ci roppalaan ba pare daal di simmi say dàll. macha allah soxna Yaniju question boobu maanaam mën nañ ne question wu xaqiiqa la wala pratique xaqiiqa la ndax en général suñu nee Seydi Mouhamed El Cheikh rek pour nit ñi ñoom xaqiiqa rek la xam te dafa fees dell ak charia dafa fees dell ak règle de bienséance wante li waral mu sumbi daal li loolu dama lay tontu li tax ma lay tontu nag mooy ci mbaaxam moom ak ci li ko yàlla may ci ceeñeer yooyu la ñu nàndal ñun kon bu ñu duggee ci avion bi maanaam ñun ñëpp xam nañ ne diggante Dakar ak Makka dafa nekk voyage bu sori bu long à peu près 8 heures de vol la ci 8 heures de vol bi ñu ngi quitté fii Dakar 4 heures du matin ñun nelaw nañ def nañ lu ne ci biir avion bi wante ki ñuy woowee Seydi Mouhamed El Cheikh gëmmul bët benn yoon ci avion bi te veille bi ñu ngi quitté Saint-Louis ay booru 19 heures lañ quitté Saint-Louis 22 heures fekk nañu AIBD 4 heures du matin ñu ngi ci avion bi ba bu ñuy wàcc 15 heures di dugg ci bus yi fële ci Médine moom gëmmul benn yoon loolu mën naa ko seede donc mu ngi yoroon kurusam nekk ci ay awraatam di zikr di zikr ñu nelaw nañ yeewu nañ ba avion bi des peut-être mën naa ne 30 minutes mu atterrir yàlla dogal comme ñun ñaar ñoo dendoon ci avion bi ma tourné xool ko ku dee nekk ak sa bàmmeel de nit moom ku dee nekk ak sa bàmmeel donc yaakaar naa muqalaf dina toll foo xam ne yaa ngi dégg si digganteem ak boroomam lu mu wax rek moom ci wàllu boppam da koy natt ba pare du ma dugg sa si kaa dëgg la wala du dëgg da koy natt si jëmmam ak li mu bëgg ak boroomam ba pare donc am na ñoo xam ne jomm nañ wax lu dul dëgg du pour propagande wala pour nit ñi daw nekk ay taalibeem ki xam Seydi Mouhamed El Cheikh xam ne soxlawul taalibe kon témoignage la dañuy wax sunu digganteeg yàlla li nga xam ne gis nañ ko ñun te moom mu baaxee ñu ko ci ay mayam yi ko yàlla may ma tourné xool ko gis mu nekk en état de méditation extrême kurus baa ngi dal ma yëg ne wax dëgg yàlla kilifa bi nekkatu fi
ma ne xaaral ma xool ban organisation moo war a am ba sang bu tedd bi nekk ci méditation extrême bi. wallahi lazi ma gëmm yàlla dogal ci baatin ma seen leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ku dee ak sa bàmmeel de te li may wax nii xaqul yaqin laa ci am ma seen leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dugg ci avion bi ma muñ ne pat waxuma mu jékki-jékki tourné ne ma alxalifa ma ne ko labbayka yaa seydi mu ne nañ def fukk ak benn salaatul fatihi ginnaaw fatiha def ko haadiya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wallahi lazi te waxul loolu la mu wax ma sëgg gis mu def tànku neen ma xam ne li bëtu baatin bi gis dëgg la waaw li bëtu baatin bi gis dëgg la ñu def haadiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy wàcc mu ngi bokk dàll yi ba ñuy wàccee ci avion bi soxna yaa niitu sang bu tedd bi li tax mu sumbi dàll yi pour man mooy présence spirituelle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir avion bi ku dee nag sa bàmmeel. yonent bi moo la gën a mën a teral ganam kuy yëwan moo la gën a mën a yëwan loolu moo tax yonent bi xaarul avion bi atterrir waaye ci biir avion bi ni nga ko waxee bi mu desee 30 minutes pour ñu atterrir ca la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si ak lumière am moom ak lumière u yonent yàlla Moussa alayhi salaam pour lan pour defal nu lanoo tuddee wàllu dal ak wàllu dalal ci dëkkam bi nga xam ni mooy dëkkam bu tedd bi loolu moo tax nag yonent bi noonu la ñu accompagner ci 30 minutes yooyu moo tax bi may wàcc avion bi ma summi samay dàll parce que yonent bi bu mu ñëwee boo seetloo ñoo dendoon ci avion bi gis nga ni li ma toog yëpp ci fauteuil bi dama summi sama dàll teg sama tànk ci napp yi parce que man boobu maa ngi méditer ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñemewu ma it bëgg di toog ak moom di sol dàll ba may dem bay wàcc yi mu nuy gunge ci wàcc ba ndax dafa ñu bëggoon accompagner ba ñu wàcc ak moom ci dëkkam ma summiwaat sama dàll loolu moo indi ma summi sama dàll téye ko ba ma ko summee defe naa ni yow mi yaa ma dékk sa micro laaj ma ni la sama dàll yi ma summi ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ma def ko te loolu defe naa ni image yaa ngi fi mën na ko prouver ndax mi ngi ci internet tabarakallah. mais le cas El Cheikh fenkat la waxoon naa yonent bi sa moo wax ci hadis nee na dina am 30 prophètes 30 faux prophètes yoo war a génn ci xeetam n'est-ce pas dont 3 femmes yonent bi sa moo ko wax El Cheikh fenkat bu gën a mag bu ko gën a mag Sénégal gisuma ko n'est-ce pas soskat la fenkat la te yàqkat la waaw ku gars yi war a moytu la waaw ku nit ku jar a moytoo noonu donc xam ne mooy Seydi Mouhamed El Cheikh Maolana Ahmed Tijani Chérif ni ko yonent bi def sallallahu alayhi wa sallam génn ayib dugg shahada jox Seydi Mouhamed El Cheikh wérdu bu mu amee 14 ans kon Maolana Ahmed Tijani Chérif li ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defaral na ko Maolana Seydi Mouhamed El Cheikh waaw donc dundam xaqiiqa la même suñu fekkee dañoo bëgg wax lu dul ci pratique ci charia dundam xaqiiqa la malheureusement exemple bi ma ciy joxe mooy bari na mais exemple Arafa comme Arafat moo gën a siiw Arafa la ñuy wax gis ngeen Arafa li xew dëgg filmé wuñu ko wallahi mystère yi xew Arafa yëpp mën naa ne 0,001% lañ ci génnee ndax yéeg nañ Arafa comme ni ko mbokk yëpp waxee 5h22 du matin ñun fa lañ wasifa dañoo julli fajar ñëw ci kaw montagne bi ci doj bi lañu wasifa comme heure bi Maolana Seydi Mouhamed El Cheikh waxoon jox rendez-vous nañ ko xaar midi quart heure Sénégal muy 15h15 heure Makka toog nañ mu ngi zikr ñu ngi ci ginnaawam jékki-jékki am benn mbokk bu ne naaj bi dafa tàng lool sax ñun def nañ carton sotti nañ ndox mu tàng mais góor gi fu mu toog Seydi Mouhamed El Cheikh bougéwul d'un iota
waaw fu mu toog imaginez 5 heures du matin nga toog fa ba 15 heures bougé woo don yota bougé wul ngi zikr. mbokk bi ne dafa tàng comme dafa tàng nañu génnee parasol jox ko sang bu tedd bi Seydi Mouhamed El Cheikh ki nga xam ñun ñii as tuut lañ ko jotee fréquenté xam nañ ne dans les conditions normales day bañ parasol bi da koy bañ du ko jël parce que dem nañ jabalu Xira ñu jox ko parasol bi te ci montagne ci kaw montagne da ka bañ te loolu après Arafa la te Arafa ki xam tegginu Seydi Mouhamed El Cheikh gis na ne montagne bi ñëpp amuñu parasol donc d'office ñi ko xam dañuy xam ne kii day rejeté parasol bi mais mu nangu parasol bi affaire bi jaaxal ma wante comme mu ngi zikr te ñun ay njabootam ñun waa Medina Cheikh dee nañu li fay xew depuis conférence su Fass bi wax na ko fa bu mu jëlee parasol bi muy zikr ba ay 15 heures commencé jot maanaam ay 15 heures moins ci heure Makka di ay 11 heures heure Sénégal peut-être ay 11 heures et demi gis ngeen ginnaaw bi fi nga xam ne tampon bi mu ngi ci waaw le sceau de la prophétie lay wax mu ngi ci ginnaawam commencé manifesté wu billahi lazi fu ma toog ma gis ñaari leer gis bu bleu ak bu weex tal di dugg ci jëmm ji wallahi maa ngi ci ginnaawam di seetaan si nga leer yi bu ñu duggee ma gis tampon bi commencé di bàyyi di def nii cak 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 waaw mel ni un battement cardiaque ci ginnaawam 4 points comme ni mu ko jàngalee commencé di manifesté wu léegi ma gis mu xool catal mais ma dem ba yëg ne que peut-être que suñu présence dérangé na ko parce que nitu kersa nitu sutura la waaw te su sañoon aussi am na yenn manifestation spirituelle nit di si teg bëtam waaw moo tax ku wax safaan rek ci moom wallahi xamoo ko waaw c'est quelqu'un de très humble voilà il incarne l'humilité absolue mu jël parasol bi dëpp ko ci ginnaaw pour ñun bu ñu gis manifestation yi wallahi waaw pour ñun bu ñu gisati manifestation yi parce que lu muy toog yëpp di zikr des fois day génne xaw a catal waaw su catalee moom muñ ma dem ba yëg ne ñun est-ce que finalement le fait que ñu nekk ci ginnaawam dérangé wuñu ko ndeysaan ndaxte am na kersa peut-être ñu bañ a gis loolu waaw am na kersa parce que ditu yàlla yi ki leen xam-xam ne ñoom bugguñu karaama waaw bugguñu voyez-moi waaw mu jël parasol bi dëpp ko ci ginnaawam pour ñun ñi nekk ci ginnaawam bu ñu gis manifestation yi. Akbar. Allahu Akbar, it's raining. Il est en train de pleuvoir. Il pleut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il est en train de pleuvoir. Il a fini, il est en train de pleuvoir. Sang bi dafa pare jox ñu loxo rek mu commencé taw. Billahi wallahi. Sang bi dafa pare nuyu ñu rek mu commencé taw. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. On l'a vu de nos propres yeux, kenn nettali wuñu ko. Newoon na fu nit toll dina ko yëg. waaw newoon na fu nit toll dina ko yëg. Newoon na dina si am xaqul yakin waxoon na ko xaqul yakin. Dafa pare rek muy taw. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Daf ñu jox loxo rek mu taw. ñëpp a ngi koy séddee xool leen ñëpp.